ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraata mbërgale yaay su guddee fooy fanaan mbërgale yaay mbërgale yaay su guddee fooy fanaan. jërëjëf mbokki internet yu suivre Sunugal 24.net am mbégte am contentement bu baax a baax di jàkkaarloo waat ak yéen fii ci biir Sunugal 24.net ci émission bu mag bi di làmbaloog comme niñ koy defee à chaque fois rek di xool li gën a fës ci làmb rek ñu teg ko fii waxtaanee ko bu baax a baax waaye tey émission bi day spécial li tax muy spécial mooy ki nu dalal moo ni mel ki nu dalal kenn dootu ko présenté ci réew mi ak ndaanaanam it yaakaar naa ne kenn dootu ko werante ci réew mi ki nu dalal maama ma ko yar def ko ndaw lu sawar te bar ne ko jugal nga dem nafar barak du doon tagar sët bu jub du ragal xaxar ki nu dalal bu àddoo rek nga xam ne kii li muy wax yaakaar naa ne maîtriser na ko trop muy Pape Alioune Mbaye di borom Walfadjri ñu bàyyi ko rek mu nuyoog waa réew mi ci àdduna wërngal këpp ci biir Sunugal 24.net ñu door a xuus ci waxtaan wi Pape Alioune ñu ngi lay siyaare. jërëjëf Diaw Fara maa ngi lay fay mon frère di am mbégte bokk ak yow jotaay bu ni mel di la nuyu di la béggee di kontaan ci Sunugal 24 di bàyyi xel mboolem soppe yi nga xamante ni ñu ngi bàyyi xel liggéey bi naka noonu Libas caméraman moom it ñu koy nuyu di bàyyi xel équipe bi yëpp di leen jox seen cër rek seen wàccuwaay. dëgg la ñu xuus rek ci li nga xamante ne moom moo ñu fi dajale muy làmb waaye avant tout tamit di ñaan li nga xamante ne moom mooy jàmm ci réew mi du mën a ñàkk ñu xuus ci bu baax a baax ndaxte waxtu yi liñ naan rek réew mi yëngu na trop ñu nekk ci li nga xamante ni moom mooy couvre-feu di ñaan rek président Macky Sall mu gën a woyofal mbir mi yaakaar naa ne suñu invité dina ci ñëw léegi ci kàttanu yàlla di ñaan rek ñuy sàmmanteeg les mesures barrières yi nga xamante ne ñoom la ñu waa kër docteur sant nañu raxasu ba set rek gel antiseptique buñ ko mënee am moo gën masque moom yaakaar naa ne c'est une obligation ku ko ci deful rek yat bi mën na laa dal bu baax a baax Pape Alioune mbas mi ci réew mi boo amoon message booy adressé ndawi réew mi la lay doon. mbas mi ci réew mi sant yàlla ñaan yàlla jële ko fi xam ngeen ni metti na coronavirus bari na loo xamante ni gàllankooru na ci réew mi te moo ko gàllankoor yàlla na ko fi yàlla teggi di massawu ñëpp di wax ndaw ñi nag am réew ëllëgëm mi ngi ci ndaw ñi am réew ay magu ëllëgëm soo bëggee xam nu nuy mel xool ko ci ay ndawam ndaw ñi bu ñu toj bu ñu taal bu ñu yàq kon loolu la ñuy sàkku ci ñoom di ci dollente ak ñoom di ñaan it ki nga xam ni mooy le président de la république son excellence Macky Sall moom it ginnaaw jéego yim fi def ngir lu ko fi jëlee sargal sunu mbokku docteur yi ko jàppale ci xeex bi gën a ñaaxe askan wi waaw góor ndax ci mesure barrière yeeg fa tubaar fa kàll bokk xeex lu fi jëlee mbas mi moom le président ñu ngi koy ñaan couvre-feu bi bu ci defee ndimbal dina doon jàppandi ci ñëpp ndax 21h ku ne xam na ni waxtu metti la maa ngi waxal sax ci sama kàddu borom kër bi dëkk banlieue ci biir dëkk fu sori këjëm ñàgg Lac Rose Tivaouane Peulh wala fu gën a sori ki nga xam ni waaw Kër Massar Malika goog nga ko waxee ki nga xam ni jekkul pour jël taxi car ba mu mën a jël ba ngay gis bu nu yegsee forêt Kër Massar borom kër yi ni ñuy wàccee di waaxu wutali station ba ngir soog a mën a wutu leen jàllale tournalu Yëmbal noonu Pikine noonu boo ñëwee Dakar centre ville nga gis it fa tubaar fa kàll ñi ne ci seen waruwaay bëgg a dem embouteillage yi nga xam ni metti na may bàyyi xelit yaay ji jaay reer ci bopp koñ bi war cee am lu mu xëy yóbbul njabootam ak borom kër bi war a jóg guddi fanaanu ci dara bu xëyee fanaan ca loolu am ci dépense mu yóbbul waa këram kon ñi ngi bàyyi xel ñooñu bu baax. dëgg la kontaan nañ ci yow bu baax a baax ci ni nga dugg see am na solo macha allah képp ku ko déglu rek yaakaar naa ne boo ci tënkoo ay njariñi kese moom nga ciy jëlee waaye nag du mën a ñàkk ñu xuus ci émission bu mag bi nag doxal ci li nga xamante ni moom mooy wàllu làmb Pape Alioune ñu nekk ci benn saison boo xamante ni mun nañ ne contexte Covid 19 la
ñu arrêté li nga xamante ni moom mooy suñu ay activité au mois de mars ba tey 10 mois bientôt 11 mois mu doon loo xamante ni métti na trop ci maanaam yenn mbër yi nga xamante ni lekk nañ avance ma bëgg rek ñu xuus ci bu baax a baax ak tey boo amoon benn maanaam ndénkaane boo leen di dénk comme tey plan A bu amee yaakaar naa ne plan B war na mën a am ku ci mel ni Boy Niang numéro 2 woote woon na foofu noonu ca Pikine ñu teg ci ay fan yu néew Balla Gaye numéro 2 ànd ak Gris Bordeaux di le président des lutteurs en activité woote foofu ca Cheikh Kacha boobu ba tey nag ñu gis ne benn coppate amul mën nañ ne sa affaire yi dafa gën a maanaam jéggi dayoo ci li nga xamante ni moom mooy côté mbër yi tey boo amoon message boo leen adressé rek lan lay doon ak loolu leen di dénk ak ban jàngat nga ma ciy defal. jàngat li mooy massawu mbër yi ndax ku ne xam na ni metti na ku ne natt ko sa bopp li ngay yëngu bu nu ko dakkalee diirug at nga toog loolu metti na kon di massawu mbër yi bu baax a baax di féliciter Boy Niang 2 ci li mu def woote na Pikine ñu bokk ci làmb jóg dem wuy ji ko di féliciter Gris Bordeaux association lutteur en activité ñoom it ci li nu def woote nañu njabootu làmb jóg dem wuy ji leen liñ ci war a jàng rek mooy bu sànqaleñ booloo wat weer làmb nañu fexe gën a boole seen doole gën a boole sunu doole ak yëgoo mi ngi noonu waaye làmb booy seetlu bëgg-bëgg bi benn la waaye yenn saa xalaat yi day wute ba xalaat yi wute yooyu dafa jur kuréel yoo xam ne dañuy mujjee xaajaloo te xaajaloo nag baaxul ci dara donte sunuy ndijaay lañu sunuy kilifa lañu sunuy mag lañu ñoo ngi leen di jox seen ci rek seen wàccuwaay waaye booloo bi moo gën di sàkk gën di njariñ ci ñëpp. dëgg la ni nga dugg see am na solo ba tey rek ci li nga xamante ni moom mooy làmb ñu gis ci maanaam ay kuréel tey maanaam promoteurs yi benn kuréel kese lañ waroon a doon mais tey ñaar la. amateurs yi aussi benn kuréel lañ waroon a doon mais tey ñaar la amateurs yi ñu ñëw ci ki nga xamante ni moom mooy Doudou Diagne moo jiite le président des maanaam amateurs Gora Ndoye di le président des jeunes amateurs promoteurs yi di ñaari couleur benn bi Pape Abdou Fall jiite ko benn bi Dieye ak ñoom Abdoulaye ak ña ca aju est-ce que tey loolu tey ak fi làmb toll nii soxla nañ ko exactement. voilà ba li du gën a soxla mooy booloo bi li ma la wax rek booloo jàppalante dimbalante. loolu nga wax wat gaal ak yëgoo waaye ci biir loolu li ñu koy may dañuy fexe suñu ndijaay du sekk yal na yàlla dolli ko yërmande ci biir woyam moo daan wax ànd jaayante tàggoo jëwante boo amul suñu biir rek juboo dina am booloo dina am kon foofu ñuy gën a soññ suñu bopp di soññ ñuy bokkal di nekk ni tàkkusaan yi su bëree jeex su néewee jeex na lépp rafet fi làmb toll ana mbër mi ana ménager bi ana promoteur bi ku ci am këyit goo xam ni firnde na ni lii nga doon it yaa ngi ko bëral ndax mbas mi ana reporter biy jóg di leen gunge ba li ñuy def nga mën ko wone kon nan koy rafetal xam ni day jeex loolu dina ci am solo. am na solo ñu ñëw rek ci li nga xamante ni moom mooy woote bi mbëri woote woon ba tey rek Boy Niang woote na ñu teg ci ay simili ñu teg ci ay fan Balla Gaye ak ñoom Gris Bordeaux woote foofu noonu ca Cheikh Kacha ñu teg seen plan A bi maanaam saafarawul dara tey plan B bi lan la war a mën a doon pour maanaam suñu ay activité démarrer ci maanaam nu ñu ko bëggee. plan B bi lu mu mën a doon muy lu am solo ndax it fi làmb toll war nañ mën a boole xel yeeg xalaat yi xool nu nuy def ba mu ubbi waaye dañ naan ginnaaw couvre-feu ndax fi nu toll it xam nga ni couvre-feu dafay tënkaat lu bari waaye bu couvre-feu jàllee dégg naa promoteurs yi am na ñu wax ni pare nañ pour tëgg 8 kilos bu leen état bi jàppale ñi bëgg def 8 kilos boobu buñ ci paree ñu nit dañ leen ciy fekk ànd ci ak ñoom kon loolu ci plan B lay doon ñu ngi koy waxtaane ñu ngi koy njot ñu déglu ba xam waaye ba tey ci plan B dama jàpp ni làmb dafa am arène nationale muy sagu làmb ñu tagg ko bàkk ko ànd teg xeer wa ànd ubbi ko muy loo xamante ni yaakaaru làmb dafa daje ndax dañ koo yàgg bëgg arène nationale ñun ñëpp gis nañ buñ fa nekkee na muy toll daanaka tàkkusaan ñu fa yóbbu du ko fees waaw kon nag jot na arène nationale war ñu boppam arène nationale war ñu boppam mooy da ngay gis fu verte fi fu zone fi fu rouge bi waaw loolu lépp làmb ko moom nan boole lépp jox ko làmb ko bu nee mesure barrière xaj na foofu su boobaa ndax ni mu toll bu nu ubbee lépp jàpp naa ne ñuy dugg yor seeni gel yor masque loolu it dina mën a doon loo xam ni su boobaa pexe dina war a mën am ñu bëri fa. ñu bëri ne arène nationale bi saafara la ju jur jàngoro ñun loo leen di tontu.
maanaam bi maanaam Iba Mar nekkee fii ak yeneen stade yi ci réew mi mooy Demba Diop ak yeneen làmb da doon fonctionner normalement comme ñun niñ ko bëggee woon ñu indil ñu arène nationale suñu ay maanaam jàngoro gën a metti est-ce que tamit arène nationale du saafara ju jur jàngoro. waa arène nationale nag buñ koy tënk boo xoolee am na njariñ war nañ cee mën a jariñu waaye fi ñu koy xaar des na mateegu fa ndax xam nga ñun Sénégal danoo baaxoo li nu miin mu gën ñoo jege moom la ñuy gën a tàmm moo ñuy gën a yomb ñu dem ci boo xoolee Iba Mar dafa dem ba dafa jaxasoo woon ak nitu làmb yëpp. neex a organisé waaw neex a organisé jege ku ne nga suivre fa tàkkusaan yoo xam ne dina tax di nga bëgg làmb dund làmb kon arène nationale pour ñu am fa loolu nañu jàppale promoteurs yi fexe ñu dem fa. ñu maanaam may leen ay mesures d'accompagnement. may leen mesure d'accompagnement bu ko defee promoteurs yi gën fa ñeme dem fa yóbbu fa bés yu am jëmm donte bés yëpp am jëmm ndax ay ndaanaan ñoo ciy bëre waaye bés a ngi ci bés yi te yàlla bu lay dimbali ci li nga ne la lay fekk noonu fexe yenn bés yi dem fa yenn xale yi dem fa bu ko defee ñi bëgg làmb jóg toppi leen dina gën a jaay arène nationale tax ñi bëgg làmb gën a ñeme arène nationale. jege naa promoteurs yi ñoom it ña ngay jooytu li ñuy jooytu mooy arène nationale bi nee nañ maanaam liñ koy maanaam loué dafa cher trop parce que 500000 ngay fay avant tout joxewaat yeneen 500000 sécurité muy 1 million euro avant tout te arène nationale bi nekkul maanaam combat espoir yëpp la mën a maanaam jël. xam nga tamit am na suñu waxantee dëgg rek arène nationale bi am na maanaam ay combat yoo xamante ne nii du fa maanaam du place am waaw parce que boo ko maanaam tëggee maanaam ful bi fa war a ñëw day des te maanaam du taaral làmb ci tey arène bi est-ce que tamit état bi jotul mu dimbali promoteur yi ba wàññi leen location bi. waa dimbali promoteur yi moom càkku teef la mës a doon waaye fi làmb toll ak li fi jaar daf cee raw fi làmb toll ak coronavirus bi daf cee raw luñ ci mën a wàññi nañ ko wàññi bu ko defee promoteurs yi dem fa ànd fa ak seeni frère ànd fa ak seeni jarbaat ndax buñ leen dimbalee mooy dimbale nañu làmb te buñ dimbalee làmb mooy làmb suqaliku na. tey ñu ñëwaat tamit ci beneen ponk rek muy maanaam ancien gloire yi gis nañ ni ku ci jëm mag rek jànkonteel li nga xamante ni moom mooy ay tawat yoo xamante ni ba dañuy obligé di la kettal ak di la defal ay yëpp est-ce que tey jotul làmb jugee ci niveau bi mu nekk demaat ci beneen niveau ci côté boobu. waaw loolu jot na ñu gën a bàyyante xel jot na ñu gën a jàppalante làmb nag day am yenn saa yi taxawaay yoo xam ni da nga naan taxawaayu tey yi mënoon na doon taxawu démb làmb da duy baaxoo yenn saa yi bu la gisatu rek fàtte nan la te àdduna luy doxee noonu amul solo làmb dañ doon wax puum buur la. te maanaam démb waral tey ci làmb. démb waral tey ci làmb ñu doon wax puum buur la kilifa am mbër borom barke am mbër ki nga xamante ni dafa bëgg cosaan ak caada am mbër kon suñu bëggee loolu wéy nan ko def loo xam ni kóllëre da ciy am waaye buñ ko def mbir moo xam ni ku am ñu boole la ci ku ñàkk ñu génne la ci ndax it kenn ku ne sa ëllëg mi ngi ci loxo yàlla mën goo gis rek tëlee gi ci ginnaawam sunu baay yooyu yàlla na yàlla fëgg seen bopp sunu ndijaay yooyu ñuy ancienne gloire yi ñu fexe rek gën leen taxawu gën leen jàppale gi day doon sas ci nguur gi nga xam ne ñoom la ñu dénk jàppale gi dina doon sas ci ñun ndax yenn saa yi feebar da nga koy weer mu soog a mën a faju waaye jàppale gi dina doon ci seeni jarbaat ak seen doom yi nga xam ne tàggat na leen fexe ba doon dara waaw ñoom it ñu leen ciy lancer appel bu baax ci seen wërsëg donte nag dina ci am ñoo xam ne jëf ju baax yi ñu ciy def dina la fekk fa nga ne waaye lu mu ci jàpp rek doyul. fuitu sponsor yi pour yow lan moo ko waral. fuitu sponsor yi fexe liggéeyaat fexe gën a valoriser li nu am muy làmb. beneen xar kanam bu yees. xar kanam bu yees gi mooy ku ne da ngay nangu ni li tax nga doon dara nga jox ko cër waaye bu fekkee yaa ngi door ne ci mbir mi dem ba yegg au top làmb jaralatu la nga ñëw mbaa tey bu nu bëggee nga ñëw làmb il faut nga ne nan la fay wala dara donte mënul ñàkk mais sponsor yi pour ñu fexe dellu si làmb buñ koy defar nañu fexe ba ñi ci kaw may loxo seeni rak loolu dina rafetal image u làmb ndax yow mbër mu mag mi man poulain bi soo amee bés dama ciy gis sama bopp su ma contactgul ak yow it dinaa la ci écurie ba dàq xale yi bés ba ma ñëw organiser kaar yi waaw bés ma amee combat mbaar ma indi ma stade sa teewaay dina ma yokk fit dina ma yokk jom dina ma yokk njàmbaar waaye bu fekkee xale yi rek ñooy bëri si mbër yu mag yi
duñu ñëw ci yenn bés yi loolu it day doy waar. ak it seetlu buñ ci def mës naay waxtaan ak sama benn xarit kilifa gu mag la ci benn société ci wàllu marketing et communication jagle may bi yàlla la ku ne li la yàlla sédde dan la koy nangul waaye Diaw Fara ngay promoteur tëgg làmb am société bu taxaw jox la 100 millions au sponsor sa wërsëg la def ci lu baax làmb jariñ waaw bu ma ñëwee ci société booba indil ko offre 75 millions ne ko jox ma defal la li la Diaw Fara defal waaw kooku su ma testé jox ma déwén libaas mi bu ñëwee laaj leen 50 millions ñu réussir ko société booba bu ñuy ñëwaat ñoom ñooy teg budget sponsoring wu 30 millions loolu muy loo xam ni moom dañ ci gëstu ci lu leer xam ni bokk na ci li daaneel sponsor dañuy fexe ba sponsor yi tamit buñ ko mënee régulariser ku ne nga tëgg li nga tollool way laa ku nekk nga bàyyi ko partenaires yi mu am mu liggéey ak ñoom waaye bu fekkente ni buñ la joxee 100 millions ma laaj 75 kii laaj 50 man maay xool sama budget société yi dafay am ñoo xamante ni wàllu koom lu koy sakkanal ci la ñuy liggéey wala loolu làmb nañ ci bàyyi xel. est-ce que tamit du violence bi moo daw violence bi man jàpp naa ni mi ngi ci secteur sport yëpp. violence dafa weex dunq quand même. waaw làmb dafa weex dunq. parce que bu ñu xoolee football bi moo ko violence mi ngi noonu. mais làmb daal lañ ciblé. waaw mooy loolu moo tax ni kon làmb dafa am bayre làmb dafa am coow kon loolu mooy wane ni làmb buñ ko dara jaale sponsor bu ci dugal sa produit doo ko rëccu ndax violence bi ci sport bi sport yëpp ay am violence ndax sunu rakk yi sunu jarbaat yi yenn saa yi ñu demee noo xam ni dañuy topp seen doole fàtte seen xel waaw loolu sport bi moom fépp am violence jàpp naa ni violence bi war te mën a dàq sponsor yi. dëgg la le départ de Alioune Sarr dem nekkoon fi ab diir bu yàgg mën nañ ko wax Alioune Sarr dem keneen ku bees ñëw muy maanaam Bira Sène discours Bira Sène bi nga ko dégloo xam naa ne déglu nga ko discours am bi nga ko dégloo est-ce que tamit dal na xel ak ba xam bi mu fi nekkee ak léegi mi ngi marqué ay points wala marqué wul ay points. waaw discours am bi nga ko dégloo discours la li ngay mën mooy teewlu ko waaye ginnaaw wax jëf xool ñu jëf ba xam ne nuy jëfe kon seen jëf dina ci am solo waaye nag malheureusement ñoom fi nu jotee coronavirus bi laal na làmb gis nañu nag daje nañu ak làmb di boole di fédéré am na ñoo xam ne ñi ngi leen di wàññi loolu am na solo li làmb gën a soxla daal mooy lu booloo lu rafetal kooku bu ñu ko réussir déglu acteuru làmb yi bañ a fayantoo ndax it kilifa day jëllale kilifa day jéggale loolu jàpp naa ni dina war a mën a dem làmb fi mu toll nag moom li mu soxla mooy njiit bu ñëw ak mesures yu gaaw mesure d'accompagnement waaye it njiit bu ñëw ak it fa tubaar fakkaal la jëfin yu gaaw yu am solo ndax ginnaaw pause bi li ko war a relancer yoon bu gaaw la war a doon bu yaakaar feeñ. discours am Matar Ba lim ci maanaam wax rek mooy bu ngeen jàppee ne CNG bi bu njëkk bi fi mu nekkoon foofu la nekkaat kon du ngeen fi liggéey dara mais da ngeen di jàpp ne ñoom liñ fi liggéey ñun war nañoo mën a liggéey lu ko ëpp ñu jël nag ay équipe yoo xamante ne nii équipe bu dynamique mën nañ ko wax bi ñu fi nekkee ak léegi jël ñi nga xamante ni seen xam-xam màcc na lool ci wàllu làmb ku ci mel ni Manga de bëre ba bàyyi bëre ñu dénk ko li simple xel nangu na ko. xel nangu na ko ñu ko ciy féliciter au passage ndax président Manga ginnaaw bi ñu ko dénkee. delloo mbattu ca ndaa la waaye xel nangu ko te ginnaaw biñ ko dénkee. man jour biñ ko dalalee émission sax xamle na ni mi ngi wàcc dem ci ay mbokkam woo séeréer yi dajeek ñoom ngir loo xam ni bëgg-bëgg yi doon benn ñu fexe liggéey loolu exemple bu rafet la ñu ngi ciy félicité Manga 2 ci grandeur boobu mu am di ñaan it ñeneen ñi mën a def lu ni mel ñu def ko foofu it ñuy lancé appel ñu fal ñëpp kuréel ya nu bokk nañu boole seen doole fexe jàppale leen ñu am réussite ndax ñu réussir mooy réussitu làmb waaye tey du fal nañ Diaw Fara ànduma ci ma ànd ak samay nit ñu gàllankoor ko foofu bu échec amee ñun ñëpp ay am gàllankoor waaw. à part tamit Manga 2 ñu jëlaat ñeneen ñoo xamante ne nii seen xam-xam it màcc na ci wàllu làmb ñu dugal leen ci ku ci mel ni ay ñoom Boy Kéré mun nañ ko wax Laxaat Njaay mu mel ñooñu tamit seen maanaam xel màcc na lool ci wàllu làmb ba am nañ yaakaar na niveau bi làmb nekk nii bu fi mbas mu jógee ak jàmm dinañ ko yóbbu ci beneen niveau mu mel loolu it ba tey it xel nangu na ko. waaw xel nangu na ko ndax làmb moom boo xoolee
mu defaru la ñu soxla te lu ñu bëgg mu defaru boole ci xalaat yu wute xalaat yu am njariñ xalaat yu defar dina ci am solo yaa ngi may tudd Boy Kayre moom it ci liggéey rek lañ ko xam ak jub ak jàppale ay jarbaatam Abdoulaat ci sonnal doomu aadama lañ ko xam mën na xëy suba ba ngoon di yendu ci soxla nit ñi waaw copte nañ fa ñu bari ñoo xam ni daal waaw Pape Abdou Fall naka noonu Assane Ndiaye ñoom ñëpp ñu copte leen fa ñu yàgg a jàppale seeni jarbaat yàgg a yëngu ci li ni mel ñuy xaar ci ñoom rek résultat mooy booloo liggéey xool priorité yi soobu ci ñëpp ànd ci ak ñoom. ay affiche taxaw mun nañ ne VIP pratiquement ñu ci bari am nañ combat ba maanaam ku ci mel ni tey Balla Gaye numéro 2 Bombardier ñu bëri woon acte 1 ku ne xam na la ci xew Bombardier am ci moom tam acte 2 bi war nañ ci war a mun a xaar lan ci côté bëre ci côté xeex comme que ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk xas-xasloo nañ mun nañ ko wax ñoom ñaar seen maanaam combat acte 2 bi war nañ ci mun a xaar lan est-ce que ba xam am na favori aussi. acte 2 bi war nañ ci mën a xaar tàkkusaan gu rëy tàkkusaan gu neex ndax ñaari ndaanaan yu bën bees lañu làmb boole woon leen làmb boolewaat leen loolu it ñu leen ciy félicité ndax muy Bombardier muy Balla Gaye làmb baaxoon na boole ay mbër boolewaat ay mbër waaye làmb gaa ñi baaxoon na koo bëreel ne du ma bëreeg moom fii ak ab diir wala ngeen di teggante kon muy combat boo xam ni combat bu war a mën a neex lay doon ndax ñaari nit ñi ciy bëre ku ne daan nga mbër ci xeex ku ne daan nga mbër ci bëre waaw par rapport ak li ci kanam wàllu liggéey ak favori foofu il faut ñu gisaat seen préparation xool li ñu liggéey gën leen toppaat gën a jege si ñu xool leen xool seen préparation xool ni ñu ñëwee aussi nga dégluwaale seen communication mën ci pronostiquer. Eumeu Sène Lac de Guiers acte 1 acte 2 acte 3 ku ne gis na ñaari acte yi nga xamante ni moom moo ci xew acte 3 bi mu mel ni ñoom ñaar tamit xas-xas loo nañ. waaw xas-xas loo nañ parce que combat boobu it dafa am solo trop ci Eumeu Sène am solo ci Lac de Guiers ndax Eumeu Sène dafa am fu mu bokk am loo xamante ni war na ko wone te Pikine ndam lu ne yóbbul na leen ko waaye jàpp naa ne am na boor bu mu war a fay Pikine ci sorteem yu mujj Lac de Guiers am fu mu bokk làmb boole ko fa waaye am fu mu bokk ñenn ci nitu làmb bëgg ko faa génne kon Lac de Guiers foofu moo war a dëggal boppam wane ni fii la bokk kon combat la boo xam ne tamit jàpp naa ni du lu war a mën décevoir amateur yi. dëgg la Tapha Tine ak Boy Niang mu mel l'expérience la face à la jeunesse. l'expérience face à la jeunesse noonu nga ko waxee Tapha Tine borom taq ci rip moom it gis nga ni muy dugg see. borom saakaande. waaw mi ngi noonu nee na saakaande la koy indil waaye Boy Niang dafa nekkit xale boo xam ne dafa marqué empreinte am ba am fu mu yegg si lamb boole leen tey lan moo tax Tapha Tine bàyyi ñëpp jël Boy Niang lan moo caché wu ci ginnaaw Boy Niang lu tax moom it mu ñëw jël Tapha Tine lan moo ci caché wu te combat la boo xam ne ñoom ñaarit ku ci daan dina am bunt bu mu la ubbil ku ci daan dina am loo xamante ni dina ko yokk ci sa yoonu lamb. dëgg la VIP yu ci bari am combat Gris Bordeaux ñu doon dégg combat am ak Balla Gaye ñu maanaam dégg ne avance ba delloo nañ ko tey ëllëgu maanaam Gris Bordeaux mu mel ni VIP yi pratiquement ñoom ñëpp am nañ combat sauf moom ëllëgam lan nga ma ci war a mën a wax. waaw ëllëgam làmb la rek déglu làmb déglu mbas mi déglu champion yi fi ne ñu bëre bu ko defee moom it mu def ci choix xool adversaire am bëre ci. kontaan nañ ci Pape Alioune mu mel ni li ñu cërale woon caxtu jeex na dégg naa sax ñu ne baax yi boo koy tax a baax mu ne wërsëg dëkkul fenn kenn mën la niru mbokk kenn ku ne sa mbokk nga niru lan ngay tàggatoo ak waa réew mi. di la gërëm Diaw Fara gërëm soppe Sénégal 24 yëpp bàyyiwaat xel Libaas Mbaye sa caméraman bi nga àndal gërëm sunu xarit sunu soppe ak ñu nu yàlla booleel ci réew mi ndax it dañuy faral di ko wax réew mi ñi fi gën rek la ñu yàlla booleel. kon kum ci doon ku ci ne ñi ngi koy jox cëram ak wàccuwaayam di ñaanal ñëpp jàmm coronavirus yàlla na ko fi yàlla jëlee di wax nit ñi nañu fóot xol yi yéenente lu baax foofu kon mooy li nga xam ne daal fa la réew mi toll looloy bëgg-bëggu réew mi yéenente jàmm yàlla na yàlla jàmmal ñëpp. dëgg la kontaan nañ ci moom bu baax a baax Pape Alioune Mbaye ngoog nekk fi nga xamante ni moom mooy ci Walfadjri di fi doxal émission làmb bu am solo man dama koy suivre ak képp koo xamante nii rek làmb soxal na la boo koy suivre yaakaar naa ne ay njariñ kese moom nga ciy jëlee kontaan nañ ci moom bu baax a baax ci disponibilité am kontaan nañ ci moom bu baax a baax ci li nga xamante ni noonu la argumenté suñu ay question ba tey képp ku ñuy déglu rek mën cee jëlee njariñ bu baax a baax
li xam-xam bay bari nag nee naa la yar gaa ko ëpp te li may wax rek doomu aadama bi dinañ ko boole ak dooleem toroxal doomu aadama bi dinañ ko boole ak darajaam toroxal doomu aadama bi dinañ ko boole ak alalam toroxal waaye doomu aadama bi kenn du ko boole ak yaram toroxal ku yaru la ku maîtriser li muy wax it la ndax yaakaar naa ne boo ko dégloo rek njariñ kese moom nga ciy jëlee ki nekkoon ci technique bi Libaas Mbay la l'infatigable Chéri Thioro ki nekkoon ci ki nga xamante ni moom mooy présentation bi Jaw Fara la di leen ñaanal rek ci kàttanu yàlla ak mbaaxam yàlla na ñëpp am jàmm. mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay su guddee fooy fanaan mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay su guddee fooy fanaan